salaamaaleykum mbokki internet xibaaru Bambuk ginnaaw bi ñu demee niki démb fële ca Yida Mouride tey nag ñu ngi fii ci mairie bu Saly Escale fas yéene teewee li nga xamante ni moom mooy orientation budgétaire année 2022 bi nga xamante ni nar neen ko sumb niki tey fii ci mairie bu Saly monsieur le maire Makhary Mbaye moo fi woote ànd ci ak équipe conseil municipal bi muy les conseillers municipaux yi nekk ci biir commune bi muy aussi chef de service yi préfet aussi mi ngi fi ñëpp ñi nga xamante ni ñooy acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo war a toog pencoo waxtaanee ni ñuy defee li nga xamante ni moom mooy orientation budgétaire gestion 2022 teew nañ ci biir salle bi ni ñuy def rek mooy toppal leen yëf yi li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee su ko defee rek ñu dëgtal ko auditeur xibaaru Bambuk leen parce que ñun fi ñu mënul dem yëpp ak fi ñun mënul waxee yëpp ñoo ngi ñu fay waxal parce que wax ji may wax fii lépp dana wër département bi tey te ñi fi wax yëpp dana wër département bi ñooñu il faut que ñu leen di fàttaliku di leen jaajëfal je pense que ne ci commune Saly dama ci yàkkamti wax ci cadre sport parce que bi ma fii ñëw en 2010 li fi nekkoon xam nañ ko mais bi mu fi nekkee 2010 ba ñu def commune en 2014 ba ñëw ba léegi li fi xewaatit fekkee nañ ko kon am na la nga mënuñu fi nettali ñi daa daje mu daa jeex ci queue de poisson mbaa muy jeexi ci police wala gendarmerie mais je pense que ne depuis 2010 ba ñu yegg si fii tey police nit demu fa ngir football coow mën naa am nii lu ndaw mais danañ ko réglé ci lii boobu noonu je pense que ne loolu ci lii la ci beneen lii bi pour tàmbali dañuy remercier bu baax a baax waagaan parce que initiative bi commune bi jël ren ñun ndaw yi lañ fi nekkal parce que bu ñu jëlee ay ndaw jox leen ñu présenter lu day ni débat d'orientation je pense que ne loolu fierté la ci ñun ñi diriger ndaw ñi te fierté la it ci commune bi jafe na ñu gis ko mu am feneen parce que feneen fi ñu dem kii municipal bi moom mooy présenter rek ñu dem mais tey bu ñu joxee ay ndaw ñu commencé leen initier par rapport ak nan la ñuy defee présentation ñu def présentation bu mucc ayib je pense que dinañ leen féliciter ñaari présentateurs yooyu avant ñuy ñëw ci waagaan kon je pense que ne loolu da di la nga xam ne kon ndaw yi am na cër gu ñu leen jox ci commune Saly dara nag bu ñu la ci joxee cër da nga koy mériter et je pense que ne ci wàllu sport commune Saly amul la nga xam ne or la wala jamaa la wala nangam mais góorgóorlu am na ci lépp la nga xam ne fekkee nañ ko fi parce que balaa ñuy départ nee na aménagement ba muy wax aménagement dama ne ko clôture parce que terrain municipal bi du par hasard maire dañ cee waxtaan ay at mais at bi moo waxee ne ren comme ça yooyu ñëwee débat d'orientation nañu mur terrain bi nañ ko mur ren dinaa ko mur ba ñu ko muree it yemuñ ci mur ñu bari dañu mur dem dama ne ko doo ko mur te équipé wuñ ko dañ ko mur à valeur de millions yu bari yu mu mën a énumérer mais ba mu waxee dama ne équipement mu ne ma mur nga waxoon ne ma ne ko dañ ko équipé ca la ñu wut camp yu bees andi filet andi poto corner andi banc yi ñuy gis ci yeneen matchu Sénégal yi moom lañ defal jeune kii banc de touche wutal leen tableau magnétique jëndal arbitre yi mayo yooyu moom la ñu équipé terrain bi loolu je suis témoin des faits pour wax loolu je pense que ne ci cadre boobu duñ def lu dul féliciter le maire ak bureau municipal am par rapport ak geste boobu ñu defal jeunesse bi te terewut at bu nekk seen subvention ñu ngi leen koy jox muy jeunesse muy sport ak ña nga xam ne sax ci yeneen domaines yi la parce que am na benn ba nga xam ne je suis témoin de fait te am na lu mu ca doxoon muy étudiants yi doon nañ leen jox te ñoo ngi leen doon continuer di leen jox parce que saa yi ma leen doon laaj dañ ma wax suñu subvention ñoo ngi koy jot à temps réel et je pense que ne loolu ci cadre jeunesse la ba léegi parce que sama collègue jeunesse bi dafa empêché mais damay waxee ci ñaari casquette danaa wax ci jeunesse dinaa wax ci sport parce que ci jeunesse bi am nañu link ak ñoom la nga xam ne lu doxut ak lu ñu soxla dinañ ñëw ci ñun ne ñu nangam la ñu soxla et je pense que ne liñ fi bind fii ci cadre jeunesse defaat beneen terrain demande sociale la
ñu wutaat beneen terrain bu xaaw a isolé wu bu saali de Manto sax parce que ñiy jóge Fasskat yi wala ñiy jóge boor bële di ñëw ba fii football si bu ñu amoon benn terrain fële match yu bari dañ ko fa mën a li parce que 36 ASC du ñetti ASC. dañ koy faral di fàttali maire yi souvent mooy baax na lool maire bi jël ay am-amam dem jàppale poste de santé yi ci médicament ci subvention ci nangam baax na trop nañ ko sax yokk waaye dafa am loo xam ne tam faw ñu sóoraale ko ndax couverture maladie universelle boo koy seet dafa jublu ci yombal paj léegi ki nga xamante ni nii commune bi mi ngi def ay garab ca biir bërëbu fajukaay nit ki pour mu jote ci paj mi faw mu jënd tiki dafa am nag ñu ne ci askan bi ñoo xam ne seen doole taxu ko mu demee noonu ba tax na boo tegee ay garab ca bërëbu fajukaay ba commune ba def ko fa te fexewoo ba nit ñi mën a jote ci ticket boobu ba mën a jote ci paj mi la nga fay teg daanaka ci ñi mën a jënd ticket rek lay mën a dem mais ki nga xam ne néew na doole ba mënula jënd ticket bi daanaka garab yooyu nga teg foofu du fa yegg loolu moo tax ñuy bëgg ñun tam maire yi bu ñu jàppalee poste yi ci noonu ñu sóoraale tam ni ci biir askan bi dafa am ñu néew doole ñoo xam ne dafa jaadu ñu dimbale leen ñu bokk ci mutuelle bi mën na nekk ñu seet benn liste ay nit mën na bokk ci cible action sociale bi maa ngi nuyu au passage chef de service yi fi nekk yëpp mën na nekk ñooñu nga xam ne peut-être personnes handicapées yi wala mu nekk ñoo xam ne dañ jàpp ne ñii kat néew nañ doole ba mënuñ fayal seen bopp ci mutuelle bi bu boobaa mairie bi mën na ci budget mu dégager benn fonds mu ne li mu nit ñi mairie bee leen di cotiser ci UDAM. ku nekk amul motukaay wala jumtukaay boo xam ne noor ak nawet da ngay am xaalis déedéet mais loo xas adhéré UDAM di jox sa jabar téeméer heure bu visité ñu ñëw defaat xoolaat fay ko junni donc je pense que am na leneen lu la mën a indil si biir loolu aussi di félicité waa UDAM encore ni ko champ collectif yi gars yi wax ñu gën ko mën a adhéré parce que dafa naan champ collectif yooyu dëkk bu nekk war nga ko mën a créer sa bopp dëkk bu ne war nga mën a jóg sa bopp dëkk bu ne borom dëkk bi su wootee ne ah suñu dëkk de lii la ñuy def mooy toolu dëkk bi je pense que loolu war na commencer foofu ci yéen parce que je me dis que mairie mënul doon fépp mairie heure bu demee heure bu fi jógee maire borom dëkk maire la fa borom dëkk moo war a commencer mairie ñëw fekk si ko borom dëkk bu commencer ne ah kii toolu askan bi lañ koy def donc je pense que ñëpp dañ si jàpp si biir loolu aussi ñuy ñaax borom dëkk yi sàqam xale yi surtout ñu dimbale lu waay am ñu boole ko ci dëkk bi parce que relais yaa ngi nii mën nañu production farine jàngale leen naka la ñuy defee farine jumtukaay yooyu sàq bi ñu gën ko accentuer que suñu demee ba période bu naqadi bi ñoom ñu mën a jox peese yi natt përik di joxe encore farine yi ci biir xale bi. bëggoon naa ci yokk lenn ci mbiru éducation bi ginnaaw bi waa ji waxee sànq ne daara yi itam dafa mel ni peut-être sóoraale wuñu leen mais ñu ngi leen di sóoraale sax d'une manière implicite parce que léeg-léeg dotation bu ñëwee début d'année dañ ci sóoraale daara moderne yi mais nag gën di leen bàyyi xel surtout wax dëgg yàlla parce que daara yi lu am solo la fàttewuñu leen waruñu leen a fàtte itam di leen bàyyi xel bu baax di leen dimbale parce que ay oustaz la ñu nekkal ñu yor nombre xale yu am solo yoo xam ne dañuy laajte wax dëgg yàlla dañuy soxla ku leen dimbale. voilà donc ci kii bi liñ fi def li wax dëgg yàlla ànd naa ci mais bëggoon naa itam ñu yokk ci réaménagement de quelques salles de classe parce que tey ren comme umpale wu leen ko ngelaw bi mu ñëwee dafa am salle de classe yoo xam ne xeddi nañ leen waroon na salle de classe yooyu ñu defar leen parce que fi mu toll nii comme centre yu mel ni centre Koumbidia xam ne fa la ñuy defee examen bëgg conditions yi yëpp ñu ko fay fekk bu salle de classe yi manqué dana am problème donc CM bi moom wax dëgg yàlla déjà moom problème moom ñu ngi koy saafaraal fi mu toll nii daanaka ñu ngi ci kii yeeg yooyu mais foofu sax du seen compétence mais compétence mooy au niveau de les écoles élémentaires comme nu ngeen ko waxee les table bancs yi baax na lool moom wax dëgg yàlla te xam naa ne bu ñu fa accès itam peut-être soxla ngeen itam yeneen idées yu ñuy kii parce que bi ñuy defar table bancs yi ren le fournisseur le bailleur bi mu ñëwee Koungheul la yem
donc yéen fii au niveau de la commune yaakaar naa ne am na leen loo xam ne bu ñu leen ko mën a yokkal table de banc yi carcasse yi ñu ngi ci école yi bu ñu demee ba di ko defar yaakaar naa ne ku ñu koy defar bu ñëwee ba ci commune bi yaakaar naa dana gën a yomb dem jëndi ay table banc yu bees ak yu ma la mënta wax ak yooyu. fi ñëwee yàggul daaw laa fi ñëw remplacer fi monsieur Sall xam naa ne ñu ci bëri xam ngeen ko donc bi ñu fiy ñëw léegi ci attaque topp la tege donc ñi ngi nuyu mbooloo mi di ci jiital préfet teg ci maire ak les collègues chefs de service n'est-ce pas di nuyu tous les conseillers municipaux de même que ñi teewee ndaje bi di féliciter le maire aussi monsieur le maire avec le conseil municipal ci bilan bi nga xam ne présenté ñu ko ci seen réalisation depuis 2014 également ci pertinence su seen plan d'investissement annuel pour 2022 dinaa ci dellu si tout à l'heure di vraiment également remercier à travers le maire monsieur le maire monsieur Wagane Faye n'est-ce pas le secrétaire municipal di koo xam ne souvent dañuy liggéey ak moom te saa yu ñu ko sollicité pour nos cibles mu wane ci disponibilité bu mat sëkk fi ñu nekkee xaw na sore tuuti mais saa yu ñu ko sollicité liñ ko ñaan li ñu bëgg mu defal ñu ko ci wàllu cible yi daf ñu koy defal comme niñ ko bëggee donc di profiter ci occasion bi di ko ci remercier di ko féliciter di féliciter également monsieur le maire maintenant sur certains points yoo ci seen plan d'investissement bi je pense que y a beaucoup de points yoo xam ne vraiment je me retrouve dedans parce que am na ay volets yoo xam ne ça entre en droite ligne des activités de l'action sociale et su ma jëlee le premier point bi nga xam ne dañ ko mentionné appuyer la formalisation des OCB donc je l'ai dit tout à l'heure n'est-ce pas donc monsieur Faye ku ci disponible la et on a ici au niveau de la commune l'association des personnes handicapées on a également l'association des personnes âgées am en perspective la formation de l'association des veuves kooku ñii ci defe naa processus bi commencé nañ ko dañu en tout cas dañu cibler dans le département communes yi nga xam ne amuñu ces associations là ñu fexe ba installer leen fa donc on a installé à Fass Cekkeen ak d'autres communes on a comme intention de former l'association des veuves ici à Saly Escale n'est-ce pas mooy veuves yi mooy jigéen ñi nga xam ne seen borom kër yi dañu wàññeeku ñu bëgg leen organiser pour di leen jàppale n'est-ce pas donc je pense que c'est important et point bi ngeen souligner am na ci solo lool ñu bëgg tamit dans vos activités comme ni ngeen ko mentionné ñu leen di bàyyi xel dans les activités yi ngeen xam ne bëgg ngeen ko mener en 2022. L'autre point bi nga xam ne gis naa ko ci aussi mettre en place un fonds de soutien aux femmes migrants de retour et personnes vivant avec handicap maanaam ñi nga xam ne dañu laago n'est-ce pas donc mise en place de ce fonds de soutien là c'est important pour dimbali leen ñu mën di réaliser seeni activités et monsieur le maire bon je ne l'ai pas vu ici mais maa ngi lay ñaan l'association des personnes handicapées bi nga xam ne mi ngi nekk fii ngeen accorder leen une subvention. tey dañoo ñëwoon Saly Escale pour def li ñuy wax débat d'orientation budgétaire comme ni ngeen ko xamee débat d'orientation doon loo xamante ne texte yi dañ ko prévoir code général des collectivités territoriales da ko prévoir dañ ko war a def au moins 1 mois avant ngay def budget ni ñu koy defee nag mooy dugg ci askan wi laaj leen seen soxla def collecte des données bu ñu paree ñu oo askan wi yëpp ñu ñëw tey moo waral tey boo xoolee conseillers yeeg borom dëkk yi jeunes yi jigéen ñi ñëpp a ngi fi toog loolu moo waraloon ndaje bi tey fii ci Saly Escale. yan point ngeen jot a souligner pour ngeen mën a mun ngay waaj ci gestion 2022. bon comme ni ngeen ko xamee rek commune moom dafa am ay compétences 9 domaines de compétences la am mais tey bu ngeen xoolee ak population yi nga xam ne ñoom ñoo présenté tey li nga xamante ne moom lañ na ma def ci 2022 bi point yi ci gën a fës éducation ci la santé environnement et gestion des ressources naturelles jigéen ñi maanaam équité égalité comme ni ko président de la république waxee tey dañoo fas yéene bu ñuy tëgg suñu budget ñu sóoraale jigéen ñi daan nañ leen doon sóoraale ndaw ñi sóoraale ñi nga xamante ne ay personnes vivant avec handicap mooy ñi nga xamante ne am way laago mais itam ñi nga xamante dañoo tikki woon dellu si mooy migrants de retour yi fàttewuñu sport bi culture yëpp mi ngi ci biir
te boo xoolee li nga xamante ne moom kii Mor Sy président zone bi présenté na ko tey di ngeen gis ne lépp li ngeen xamante ne mu ngi ci commune bi prévoir nañ ko ci mais loolu yëpp balaa muy mën a am xaalis bi dina teew parce que di mëbét te yoroo xaalis benn réalisation du mën a am mooy li préfet doon wax commune bi am na ay potentialité ñun ñëpp ñoo war a jàpp liggéey pour commune bi di yóbbu kanam taxe impôt bi daan nañ koy recouvrer am na ñaari luuma yoo xamante ni tam dañ koy recouvrer mais am na leneen ak leneen loo xamante ni mu ngi ci biir commission yi génnee nañ ko waxtaan nañ ci commission planification ak commission finance wax nañ ci am na ay mécanismes yoo xamante ne bu soobee yàlla dinañ def ay recouvrement te budget 2022 bi ñi koy fekkee ak jàmm incha allah dina am ay coppeeku. ci côté partenaires yi ngeen di liggéeyal aussi foofu loolu ñu ci mën a wax. partenaires yi am nañ ay partenaires yoo xamante ne ñun jox nañ leen invitation sax mais fu ñu toll nii dañoo nekk ci fin de gestion parce que tey am nañ ay partenaires yu bëri UDAM mu ngi fi service technique yi ñu ngi fi waa ARD yi nga xam ne ñooy suñu bras technique bi ñu ngi fi PDZP mi ngi fi ñooñu ñëpp dañuy jàppale ci liggéey bi. am na ay gros travaux yoo xamante ne ñun commune bi rek mënu koo def comme li borom dëkk yi souligné fi ay ponts yoo xamante ne balaa ñu ko mën dafa état bi nañ ci jàppale wala partenaire jàppale ñu ci. ñu gis ne aussi Saly dafa nekk zone rurale boo xamante ne souvent dañuy gis les feux de brousse mais aussi walaank yi ñëw souvent loolu aussi dégg naa ñu koy waxtaan est-ce que mën na ci ñëwaat. waaw boo gisee ñu wax ko comme ni nga ko waxee rek zone rurale zone pastorale la walaank yi dañuy dugg si mais borom dëkk yi ci li ñu wax. defoon nañ fi benn convention locale boo xamante ne dañ ne bépp wàllanke bu fiy dugg wala balaa ñuy bàyyi jur yi nañ xaar le 31 janvier mais gis nañ loolu respecté tuñ ko balaa le 1er novembre sax ñu commencé dugg si day indi ay jafe-jafe bu soobee yàlla maire ak conseil autorité administrative yi dinañ ci jël ay mesures parce que transhumance moom du loo xamante ne commune bi mën na koo gérer. commune bi mënu koo gérer bu ñu waxantee dëgg maire mënta gérer affaire transhumance xanaa da ciy jàppalante ak borom dëkk yi ak autorité administrative yi ñu xool naka lañ koy régler. par rapport ak année bi ñu weesu nii muy 2021 bi les recettes et les dépenses est-ce que mën nañu ñëwaat. recette ak dépense ren boo xoolee te fi ñuy wax ak yow nii liñ am ci recette wax dëgg su ma la waxee sant nañ yàlla parce que impôt bi ni mu duggee ren. ci 2021 bi mosu koo duggee ren ñu ngi prévoir un budget de 85 millions de recettes de fonctionnement fi may wax ak yow nii mën naa wax ne 90% bi c'est réalisé situation trésorerie le 31 décembre lay génn mais mën naa la assurer 90% des recettes ont été recouvrées dépenses yi tey fu may wax ak ne nii mën naa wax ne lépp loo xam ne prévoir nañ ko ci budget bi d'investissement réalisé nañ ko à 100% xanaa kay li des mooy partenaires yi nga xamante ne seen fonds yi dañoo yéex a ñëw tey ñu ngi projeté pour tabax 4 magasins de stockage ñu ngi projeté pour joxe 18 moulins à mil dans la commune lancé nañ dossiers yi ba incha allah fii ak 15 jours fournisseurs yi dinañ commencé livrer. waaw jërëjëf Kanté ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di gërëm Matar ak kii xale bi nga àndal di gërëm xibaaru Bambouck yëpp. di gërëm Seydou Dieng arka jëkku ngeen wax dëgg yàlla dañ leen di gërëm sant leen ndax fu nit waroon a dem wala lu nit waroon a wax wala nit waroon a téléphoné yéen a ngi koy jàllale kon leen leen ñaanal seen programme bi yàlla jëmal leen ci kanam yal na ngeen am lu kawe seen njort bon journée tey bi li ko waral rek leen lii la ay poñ la bi ci njëkk mooy débat di orientation budgétaire loolu moo doon ordre du jour bi presque loolu lan la mooy chaque novembre dañ koy def chaque année dañuy def débat di orientation budgétaire mais dañoo bokkoon ci benn bis participatif te loolu day laaj chef de village yi organisation yi ak ASC yi ñëpp ñëw ak bajini gox yi ak chef de village yi ñëpp ñëw ak conseil yi pour ñu jukki zone yi nga xam ne moo am ci commune bi 6 zones la zone bu ne ñu demoon nañ fa ba calculer ne 6 zones moo nekk fii 6 zones yooyu nag kenn ku ne gox bu ne nit jógee na fa pour chef de village groupement organisation ASC ñëw fii tey ci débat orientation bis bi loolu li ko indi woon nag mooy dañoo demoon doon institué benn bis ba mu jeex ñu war a dëgmal 2022
mais il faut ñu def ci 21 bi débat d'orientation budgétaire mooy DOP loolu moo doon bés bi tey en même temps ñu ñëlu waxtaanaat ak population bi ak askan bi ñi sant leen gërëm leen ndax woote dafa jafe wuy si moo yomb kon su ñu wootee ñu wuy si rek il faut nga gërëm leen sant leen loolu moo doon ordre du jour bi tey. ñu gis ne dañoo génnee ci année bu métti muy Covid-19. léegi nag par rapport ak situation bi ngeen dund ci 2020 bi. yan jafe-jafe ngeen si jànkuwanteel. mais Kanté loolu jafe-jafe yi bari na lool parce que lu tax commune dafa métti commune 19 moom fu mu ngelaw li sax bu la romboo dafa métti bon jafe-jafe yi ñu ci am yëpp mooy problème mu bon nit ñi dem beeg dikk bi ak recettes yi ñu waroon a am te amuñu ko bon en même temps nit ñi gàllankoor bi dafa bari. moo tax mu am ci jafe-jafe yu bëree bëri parce que ñun fii commune bi ñu bëri dañuy liggéey dem benn dikk bi su taxawee rek alors day taxaw bon ñun ñu ci jafe-jafe yi ñu ci seetlu mooy que commune Saly dafa nekk ci côté boo xam ne dafa xaw a jafe parce que dafa nekk ci zone boo xam ne zone enclave lañ ko tuddee mooy dafa jafe dem benn dikk bi ak koy côté dafay jafe ñi ngi def tout mais jafe-jafe yi ñu gën a am ci commune Saly mooy yoon dem beeg dikk bi ci ay gox yoo xam ne pour nga dem dikk su nawet jotee dootoo mën a dem dootoo mën a dikk léegi nag ñi nga xam ne ñooñu supérieur comme lu mel ni préfet ak sous-préfet yi ak gouverneur fu ci ne bind nañ fa rapport yóbbu ko fa ba ci ministre yi képp koo xam ne ministre nga xam ne laal nga ci commune bi te loo xam ne daf ñu indi jafe-jafe bind nañ la dem nañ sa bureau toog ak yow wax ak yow loolu daal lañ ci am loo xam ne ñu ngi ci mën a mairie bi am ay partenaires yi muy àndal ci liggéey bi lan ngeen jotoon naan pour année bi ñëw muy 2022. waaw parce que léegi 2022 bi moom ak partenaires yi mooy xam nga tey fekkee nga suñu waxtaan du maire moo ko souligné chef de village yi ñoo ko souligné bon partenaires yi am na ñu fi ne am na ñu fi new bon li ñuy sumb ak ñoom liggéey ak ñoom mooy li ñu naal ñu gunge ji li nga xam ne commune mën na ko ñu gunge ji li nga xam ne commune mënu ko ñu gunge ji ci loolu incha allah. waaw kàddu gu mujj ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ko gërëm commune Saly yëpp di commune itam presse bi parce que wax dëgg yàlla lii nii ñun li ñu rek lañ man ñëw taxaw fii rek wax mais suñ demee ba nit di ko dem bitim réew fu ne international di ko gis ak dëkk bi gox goxaan yi département ko fu ne di ko gis kon yéen ñi nga xam ne yéen a saytu loolu dañ leen di gërëm di leen sant di ñaan li ngeen man ren yal na ngeen man lu ko ëpp déwén presse bi yal na ko yàlla jël ma ci kanam ngeen ñu gërëm seen kilifa yi yëpp nag bon yéen itam ñu ngi leen di gërëm bu baax parce que mënoon ngeen a ñëw faslante seen loxo wala ngeen jëlee ko neneen kon bu ngeen ñëwee ubbeeku ànd ak ñun dañ leen di gërëm di leen sant di Seydou Dieng di Kanté Kabir ñëpp yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm su ngeen demee def ngeen jotal ñu suñu nuyoo ci Matar jotal ñu si nuyoo ci Souleymane Mboup le adjoint maire wax dëgg yàlla gërëm nañu sant na parce que ñun li ñu man rek mooy wax fii bon bu tasaaroo rek kon ñi koy tasaaree war nañ leen gërëm ñaanal leen itam seen kuréel gi yokk ba ngeen yëg asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ci secteur yëpp wér-gu-yaram éducation wàllu hydraulique jëm ci agriculture élevage communication transport équipements sociaux énergie sécurité jeunesse ak sport lépp loo xam ne lii tey ñoom waru gar la woon ñu waroo ko diggante ak askan wi def naa ne lii ci seen kémtulay kàttan def nañ ko te dégg ngeen liñ ci wax def nañ ba sax def loo xam ne texte décentralisation ci côté collectivité territoriale bu bees bi prévoir loolu sax loolu parce que compétence dañ leen yéen da ngeen di dalee ci tout tànk yi yem ci élémentaire bi foofu lañ yem ci seen bëgg seen askan ci seen xër ak seen pas-pas ñu ne commune bi seen doom yi fi ne tey jàng ku ci jógee élémentaire am entrée en sixième pour nga jàngaat il faut nga dem Koungheul wala nga dem feneen te loolu métti na ci ñoom ñu jël ci seen gafa fexe ba taxawal li ñu wooyee CEM fii ci Koumbédia loolu muy loo xam ne mënoon nañ ko dugal feneen mais xër ak bëgg seen askan yërëm seeni doom tax ñu am taxawaay boobu parce que loolu conseil départemental la war baax na aussi ñu du ko leeral muy loo xam ne taxawaay mënu ko gën rafet te képp tey ku bëgg commune bi defe naa ne loolu war nga koo rafetlu maire ñu la ciy jaajëfal yow ak sa équipe ci boobu taxawaay ak boobu pas-pas di ñaan yéene boobu ngeen am ba def loolu yàlla mu mën fay yàlla na leen ko fulal alors santé ngeen dégg échographie bu mu lim échographie ci yeneen communes yi lu ci ëpp
ci centre de santé yi lañ koy fekk maanaam fu mel ni Koungheul nga xam dañu am un MCD am maîtresse sage-femme am responsable SR ñu mel noonu d'habitude ñoom la ñuy former parce que échographie dafa compliqué former leen ba nga xam ne jigéen ñi war a def visite di def ay rajo yooyu ñoom ñu mën leen ko defal muy loo xam ne bu yemoon rek ci ay limites compétence mën na bañ a ut loolu ci poste de santé mais kon la mu def ci collège ba fexe na ba ut écho te loolu du dara dul njëriñu jigéen ñi noppal leen fii ba Koungheul nga di fa waagante am na nawet bu muy doon jàll dina jafe yàlla jiy taw nga war a def visite te wér-gu-yaram moom du xaar donc muy loo xam ne li vraiment bëri na ci exemple lu ñu mën a lim pour wane pas-pasu conseil municipal bi nga xam ne tey mandat moo jeex ci 2021 donc loolu lu ñuy rafetlu la parce que li ñu wooyee responsabilité bu la ko yàlla xasee gàll ci sa ndodd bu fekkee ne da nga koo mesurer tey gor doo yem rek ci li nga xam moom lañu la sant li nga def ba def loo xam ne li sax sant ñu la ko parce que bëgg lu baax mooy tax man noonu laa gisee bilan bi moo tax ma rafetlu ko en tant que représentant de l'État parce que li ñu état sant nag mooy moment yu mel ni bu jotee ñi nga xam ne ñoom la askan wi jox confiance li ñu fi def ci bilan apprécier ko ba nit ñi dégg ko donc maire ñu ngi lay jaajëfal ci liggéey bu rafet boobu yaa ak sa équipe di ñaan yàlla seen mébét yàlla mottali ko dootul nekk wala nga xam bu xasee ne la ca war aussi ñu ngi taxaw fexe mu nekk donc tontu yooyu lañ ci amoon di leen wax ne bu kenn fajal sa bopp mais lu mu ci mënta doon na chef du village ak maire yëg bu ñu ko jàllalee te sottiwul li ci war a def ci ñu def donc loolu lañ ci amoon luñ ci tontu tey ñaan bañ fa yegg sonn ngeen parce que xam nañ ne daanaka ci àll bi sax ngeen di fanaan parce que heure bi ngeen ko mën a ñoŋal bu ngeen xefee ñu lekk ko musiba la mais continuer wu te ànd ci aussi ak xel boo xam ne bii rek bu leen yegg mu ci yëkkati jaasi wala yëkkati yëpp parce que loolu moom dara jaru li ci des incha allah lu ci jot rek buñ jotee ñu li ci war dinañ ko def incha allah donc bu fekkee am na bu des waagaan yooyu rek la woon. waaw xanaa beneen point moo def rek point délibération. délibération mu ngi ko. jërë ngeen jëf mbokk yi lii la leen jëloon fii ci mairie bu Saly Escale ci woote bi monsieur le maire Makhary Mbaye woote woon muy débat d'orientation budgétaire bi nga xamante ni nii amal nañ ko ni ki tey donc di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen commune.